tey jii nag ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Ndéri Aidara jiite coalition garab gi teddungal Ndéri Aidara gannaaw biñ la bisimile ci émission bi dañ lay laaj loolu ndax gàncax gi la wala saaf. mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu di leen ziara di ma dalal ci place publique jaajëfal waa Dental TV ñoom ñi nga xam ne moom moo dalal ci question bi nga posé mooy suñu coalition la coalition garab gi Tendugal garab gi nag mën nañ ko indi ci ñaar garab rek xam ne garab moom luy faj la moo tax ñu tuddee suñu coalition garab gi Tendugal moom ci alpulaar teranga lay moom lay tekki ñu gis ne aussi tamit coalition boobu tamit coalition teranga la moo waral ñu tuddee suñu coalition bi garab gi Tendugal. léegi garab gi bu dee remède ñu jëlee ko côté boobu ndax dafa tekki rek ne yëmbal dafa feebar ba tax ngeen war a indi benn remède. waaw yëmbal vraiment lu muy jooy bari na moo tax coalition garab gi Tendugal ñëw pour saafara jàmbat yi nga xamee ne doomu yëmbal yi moom la ñuy jooy à chaque fois parce que gis nañ ne fuy metti bari na lool ci yëmbal daanaka mën naa wax ne secteur boo laal rek nit ñi wax dëgg yàlla amuñu fa satisfaction ba tax ne ñun ñu ñëw ak suñu garab gi pour fas yéene ànd saafara li nga xamee ne moo fi nekk. léegi yéen a ngi suivre seen émission place publique di émission bi nga xam ne dañ ko jagleel ñëpp ñi nga xam ne ñoo taxaw di dagaan baatu askan wi pour les élections locales fii ci yëmbal nag ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Ndéri Aidara jiite coalition garab gi teddungal ñu war a dem dagaan baatu askan wi ci élection locale yi ñu jëm ci le 22 janvier 2022 léegi Ndéri yow xamee woon nañ la ci beneen parti également léegi parti boobu ban parti la ak it nan nga gisee ñi nga xam ne yaa nekkoon ak ñoom avant ak actuellement fi nga toll. waaw merci comme ni nga ko waxee léegi xamee nañ ma ci benn parti ba tey nii may wax ak yow maa ngi ci parti bi jiite parti bi fii au niveau de Yeumbeul nekk le président de la section du parti LDR Yeesal vraiment di liggéeyal na parti bi xëy na comme li nga wax élection jot na ma dem ci beneen coalition parce que dafa nekk rek loo xamee ne tamit élection locale affaire de goxaat la tey aussi en tant que jeune en tant que ay doomu yëmbal aussi tamit du ñu bëgg kenn koo xamee ne dañuy imposer ñu dem ak ñi nga xamee ne ñoo fi nekk parce que ku nekk parti LDR Yeesal xam ne on est dans la mouvance présidentielle bon tey aussi ñun ànduñu ak ñoom ci élection locale yi jël nañ suñuy responsabilité parce que tey aussi dañu toll ci jamono boo xamee ne kenn duñu tànnal suñu maire ba tax ne loolu bu mu amee aussi ñu gis ne parti bi nga xamee ne fa laa bokk daanaka mën nañu wax ne fépp ñi ngi ànd ak mouvance bi waaye ñun aussi bu ñu toogee waxtaan ak liggéey bi nga xamee ne ñu ngi koy liggéey depuis boobu ba léegi ñu jël suñu responsabilité taxawal suñu coalition pour bëgg dagan baatu yëmbal daal waaw tey daal loolu daal moo waral ñun ñëpp ñu ànd ci suñu coalition que ça soit les personnes qui sont dans la mouvance ak ceux qui sont dans l'opposition et surtout la société civile ñu àndandoo ñun ñëpp booloo ci benn coalition ñu jiital ma ci kanam ñu fas yéene daal dem au soir du 23 janvier remporter ces élections. Ndéri ba tey ci biir loolu gis nañ ne sa parti bi nga bokk di LDR Yeesal ñoom ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar gis nañu Benno Bokk Yaakaar fii moom moo fi toog fii ci Yeumbeul Nord am ñu mu tànn kii nga xam ne moom mooy le président Macky Sall wax na ci lu yàggul am na ay liste yoo xamante ne dañ leen a jàppee des listes parallèles waaye dafa mel ne daa yëgoo ak seeni borom
est-ce à dire que yéen da ngeen a yëgoo ak moom wala da ngeen a yëgoo ak ki nga xam ne moo jiite seen parti pour ngeen mën a def liste parallèle. waaw je pense que yëgoo moom amul parce que comme président Macky Sall ci jamono yi la passé mi ngi doon wax ne am na ay liste yoo xam ne mën na ko nangu waaye ñun la coalition Garab gi Tendugal bon ñun moom même Macky Sall avant muy wax jël nañ suñuy responsabilité parce que ci jamono yi ñu génn ci ginnaaw on m'avait contacté pour diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar amoon na ay waxtaan yoo xamee ne amoon na ci ay nit ñoo xamee ne ñu ngi ci kaw doon nañ ma contacter pour waxtaan ak man pour ma jiite liste coalition Benno Bokk Yaakaar waaye nag dafa fekk ne rek waxtaanoon nañ suñu biir xamal ñi nga xamee ne tamit ñoom la ñuy àndal que ñun dañuy dem ak suñu bopp parce que dañu nekk ci benn commune boo xamee ne ñun dañoo teel a démarqué ak coalition Benno Bokk Yaakaar bu fi nekk parce que dañuy assumer que Macky Sall dañu ànd ak moom suñu parti LDR-YSL dafa àndoon ak président Macky Sall ci élection présidentielle yi fal ko waaye nag buñ ci paree lañ ci paree ak ñoom fii au niveau local parce que comme on avait des ambitions pour diriger cette commune moo tax élection présidentielle bu ñu jeexee ñun ñu teel a génn waxtaan suñu biir xamal ñëpp ne dañuy dem élection parce que xëy na président Macky Sall moom mi ngi liggéey sur le plan national waaye ñun dañ gis ne yëmbal ñi nga xamee ne ñoo fi nekk liggéey bi dafa des te mu nekk nag loo xamee ne ñun waa doomu yëmbal ñun ñoo war a taxaw saytu loolu pour mën a dem ak suñu bopp moo tax côté boobu ñun dañoo teel a taxaw xëy na nag wax ji bari na trop parce que parfois ñenn ñi xaw la interpellé yaakaar ne dañ ñu parrainé parce que comme lu ñuy wax rek y a des listes yoo xamee ne tey nguur gi ñoom ñoo leen parrainé mais ñun la coalition Garab gi Tendugal bokkul ci liste yi nga xamee ne ñoom la nguur gi parrainé ñu mën ko xamee noonu xam ne aussi tamit dañoo teel a jël suñuy responsabilité pour demat suñu bopp dañoo teel a jël suñuy responsabilité tamit pour ànd ci li nga xamee ne moom la waa yëmbal bëgg te waa yëmbal lu ñu bëgg mooy le changement te incha allah am nañ yaakaar ne au soir du 23 janvier il y aura un changement bu jugee ci la liste de la coalition Garab gi Tendugal. loolu leen ne waa yëmbal changement lañ bëgg mais pourtant koo waxal ñi ci gën a bëri dañu lay naan le visage de yëmbal a effectivement changé am na lu bëri loo xamante ne ni amu fi woon waaye léegi am na fi am na lu bëri loo xamante ne lu yees la luñ fi indi mais yéen bu ngeen doon càmbar li nga xam ne moom mooy bilan maire Daouda Ndiaye bi fi ne ana nan ngeen ko gisee effectivement. waaw da nga wax ju am solo parce que tey xam nga un maire mënul def 7 ans te ñu ne amul lenn lu mu def loolu moom bokkul ci li nga xamee ne sax xëy na peut-être nit kuy def politique mën na ko mën di critiquer waaw liggéey naak liggéeyul je pense que bu ñu demee élection ba ci ngoon waa yëmbal dinañ juger waaye ñun ñi nga xamante tamit dañ taxaw pour bëgg dagan baatu askan bi ñun xam nañ ne am na ay manquements yu bari xam nañ ne même bu dee def na sax wax dëgg yàlla ci mandat bu 7 ans bi dafa des lu bari parce que comme ni ñu ko waxee sur le plan des infrastructures dañ gis ne vraiment yëmbal nu mu meloon rek la mel franchement xëy na am na yenn gox quelques zones quelques quartiers yoo xamee ne xëy na am na yenn liggéey yu ñu fa def mais routes yi nga xamee ne tey moo nekk les routes principales dañ gis ne yëmbal nu mu meloon boobu ba léegi noonu la mel te mu nekk nag loo xamee ne vraiment askanu yëmbal ñoo wax ne doy na te comme askanu yëmbal ñoo ne doy na aussi tamit ñun ñu taxawu ne changement bi nga xamee ne moom la waat yëmbal wax ci ñun la war a jóge moo tax deful au soir du 23 janvier population yëmbal danañ wax parce que tey képp ku fiy toog ëllëg aussi tamit yàlla rek ko xam ba tax ne tey bu dee def na gëm naa ne waa yëmbal dinañ ko reconduire waaye ñun dañ jàpp ne def boobu dafa des lu bari moo tax ñun ñu taxaw daal vraiment pour mën a apporter aussi tamit suñu touche ci
le développement de Yeumbeul. mais benn programme bi nga xam ne boo toogoon moom ngay def ban programme lay doon yan changement nga mën a dut baaram nga ne su ma ñëwee lii ak lii dinaa ko def. waaw je pense que programme pour développement de Yeumbeul pour le développement de Yeumbeul bëri na parce que da ci am loo xamee ne tamit compétence maire la mais aussi am na ci lu bëri loo xamee ne tamit compétence état la waaye ci li nga xamee ne tey bu ñu duggee ci goxaat yi ñu ngi koy jooy te daanaka mën naa wax ne à 98% des quartiers boo demee même jooy moom la ñuy wax mooy lu ci ëpp insécurité bi parce que dañ gis ne Yeumbeul aussi tamit éclairage public bi dafa des tey quartier yoo dugg daanaka mën naa wax ne éclairage public bi demeewul noonu te fu ñu wax éclairage public wax bu amul ci quartier rek insécurité quoi day am Yeumbeul aussi dafa am ay barab yu bëri yoo xamee ne ndox mi daanaka mën naa wax ne donc dañ ko fay di sotti mu nekk aussi tamit loo xamee ne aussi tamit mën naa wax ne bëri na ci ay koñ yu ñu dugg yoo xamee ne yooyu aussi moom la ñuy jooy donc sur le plan de l'assainissement tamit bëri na ay zones yoo xamee ne tey yu ci mel ne ay benn braque yu ci mel ne ay zone Afia wax dëgg yàlla ndox mi dafay taal lu bari te mu nekk loo xamee ne aussi tamit solution yi naam état mi ngi jéem ak ay canalisation waaye tamit dafa fekk ne aussi tamit en commençant par la mairie aussi ñoom aussi war nañ mën a am ay pexe yoo xamee ne war nañ ko mën a nas ba bu ëllëgee aussi même bu dee domaine compétence état la ñu war leen mën a ñu am ay solution yoo xamee ne war nañ ko mën a trouver pour mën a leen jàppale ci mbënn bi donc yooyu yëpp nag vraiment am na ay programme yoo xamee ne ñun suñu coalition ñu ngi ci liggéey te incha allah danañ ko présenter population bi ba bu ëllëgee bu ñu ko génnee ñu xam ne coalition bi mooy coalition bu baax bi sur le plan des infrastructures aussi tamit wax nañ ko tamit léegi parce que tamit Yeumbeul dafa nekk benn zone boo xamee ne jeunesse bi dañ ci am wàll te wax dëgg yàlla bëriwul amul sax daanaka mën naa wax ne espace boo xamee ne ndaw ñi danañ fa mën a gis seen bopp que ça soit sur le plan du sport parce que tey ku ne Yeumbeul xam ne Yeumbeul vraiment nekk na dëkk boo xamee ne dëkk bu mag la raw ay dëkk te tey ba léegi mënuñu am benn espace mënuñu am benn terrain de football boo xamee ne tey mën nañu wax ne jeunes yi dañ fay dem dafa gis seen bopp parce que tey boo jëlee mouvement navétane tey fu ñuy compétiré dañuy génn di dem ay Pikine ay Guédiawaye di fa football navétane te Yeumbeul am ay espace yoo xamee ne tey war na mën a am un terrain digne de son nom ba bu ëllëgee aussi tamit ñi nga xamee ne ñooy yëngu ci côté sport bi ñu mën fa di dem au moins gis seen bopp donc Yeumbeul aussi tamit manqué na ay centre de loisirs yoo xamee ne tamit xale yi aussi tamit danañ fa dem surtout les acteurs culturels pour ñu fay mën dem ñoom aussi tamit di fa yëngu parce que tey même boo xoolee acteurs culturels yi tey dañuy dem ba ay Géejawaay donc di fa def seen affaire art yi di fa def seen yeneen ak yeneen ba tax ne daal vraiment tey bëri na ci loo xamee ne tey ci côté yooyu yëpp donc programme bi nga xamee ne moom la ñu war a indilwaat Yeumbeul te ñu am yaakaar ne bu ñu ko gisee dinañ mën a ànd ak ñun. léegi ñu ngi jëm ci élection locale yi yàggatul pré campagne bi gaa yaa ngi ci war a dugg ci biir campagne bi te seetlu nañ ne temps yi am na ay violence yoo xamante ne nii am na ci biir dëkk bi yéen en tant que leader de coalition ban njàngat nga ci am ak ban appel ngay lancé jëmale ci say militants ak population bi ngir violence boobu bañ a leen gàllankoor. effectivement ku ne campagne électorale wax violence man damay faral di wax à chaque fois ndaw ñi surtout ñi nga xam ne dañuy ànd ak man ak ñu àndul ak man di ko wax waat Yeumbeul war nañ mën a dem ci benn campagne boo xamee ne non violence la ñu wax parce que élection locale la ñu wax ñun xamante nañ suñu biir ñun ñoo dëkk Yeumbeul màggee fi yaroo fi te am na loo xamee ne bu amee aussi tamit ñun ku ci nekk ci ñun ci candidat ci 13 candidats yi nga xamee ne ñoo fi nekk war na mën a waxtaan ak ay militants am sympathisants am pour jéem leen sensibiliser ci ñu dem ci ay élections yoo xamee ne vraiment jàmm ak salaam ëllëg ku fi yàlla teg ñu xam ne moom la fi yàlla teg moo tax may lancer un appel à la jeunesse surtout
parce que violence bu ñu ko waxee lu ci ëpp tamit jeunesse bi la ñun la ma leen di ñaan di leen wax ne nañ gën a dal te xam ne képp ku jug ne candidat nga da nga jàpp ne rek que defar yëmbal moo la tax a jug. jërëjëf Ndéri Aidara jiite coalition garab gi teddungal mu doon seen émission place publique nag ñu jagleel ko ñëpp ñoo nga xam ne ñoom ñooy dagaan baatu askan wi jëm ci élection locale kon nag jàmm ak jàmm ba beneen yoon ci beneen place publique.